bâtiment yi di daanu suñu kaw il faut mu leer il faut mu leer ñu dégg ko moo ñu xam ne jaral nañu lu ne nous sommes prêts à descendre sur le terrain voilà 500 millions lan la ñuy jariñ ñun moo tax ñu ngi laaj ñu ngi interpeller encore le président de la République waaw mu jox ñu subvention bu doy des milliards yoo xam ne en attendant mu régler problème reconstruction hôpital tabaxaat hôpital parce que dafa jot loolu nag mooy véritable solution bi bu ñu bëggee hôpital Dantec retrouver na mu meloon delluwaat te na mu meloon doon royukaay ci Sénégal solution bi mooy tabaxaat ko rek waaw tabaxaat ko rek mooy solution bi amul benn solution mais en attendant ñu koy tabaxaat ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu waaw subvention bi jox ñu subvention bu doy ay milliards yoo xam ne dañ koy téye en attendant àggali suñuy chantier en attendant mu tabaxaat hôpital bi waaw tey hôpital bi tabaxaat ko jafewul l'argent est là wax naa leen ko il a sorti 1000 milliards bi feebar bi ñëwee donc c'est possible l'argent est là bu ñu ñëwee ci wàllu fonctionnement nag bu ñu ko waxee maanaam malade yi nan la ñuy fajoo waaw malade yi bu ñu ñëwee fii di faju ñun benn scanner la ñu am waaw benn scanner rek la ñu am scanner boo xam ne saa su ne day paan waaw malade yi dañuy obligé dem yeneen hôpitaux yi dafa def scanner ci hôpital bu mel ne Aristide Le Dantec loolu yenn na maanaam ci hôpital boo xam ne dafa nekk ci capital ci biir capital bi la nekk benn scanner la parce que lan la ñoom bu ñu feebaree duñ fi fajo c'est très simple waaw bu ñu fi feebaree duñ fi fajo hôpital boo xam ne institut Curie ñëpp gis nañ ko gis nañ njariñam ci faj cancer surtout ci wàllu jigéen ñi mais mammographie sax amuñu ko hôpital Dantec sax amul mammographie mais loolu dafa ñaaw hôpital bu day ne Aristide Le Dantec amoo mammographie loolu dafa ñaaw loolu gàcce la ci état bi loolu dafa ruslu voilà dafa ruslu dafa ñaaw voilà et puis ñëpp gis nañ ne ñun suñu xaalis ci mbedd mi rek lay dem waaw ñun suñuy recette mi ngi ci mbedd mi lu tax ma ne la mi ngi ci mbedd mi dañuy gis malade bu ñëw war a def ay analyse bu ñëwee analyse yi ñu ne ko amuñu ko ñun amuñu analyse ay analyse yoo xam ne c'est très loo xam ne c'est obligé maanaam docteur bi daf ko soxla quoi waaw ay diagnostic yoo xam ne urgence la dañu koy soxla dañuy obligé dem ay bio yeneen laboratoire yi di ko fa def ci hôpital bu mel ne day ne ab Aristide Le Dantec vous croyez que ça loolu yenu na maana est-ce que loolu yenu maanaa ci état bu sérieux boo xam ne yow askan bee la ñor askan bi nga xam ne ñoom c'est maanaam ñoo gën a néew doole ci Sénégal ñooñu bu leen état bi dimbaliwul kan moo leen di dimbali mais ñooñu hôpital Dantec rek la ñuy fajowuñu feneen parce que ñun ñoo yor tarif yoo xam ne au Sénégal kenn yoru ko ñun social la ñuy def hôpital bi def social nag da nga ko war a dimbali jàppale ko yokk subvention parce que ñun yemuñoo ak yeneen hôpitaux yi allez dem leen yeneen hôpitaux yi ngeen ne da ngeen di faju def analyse ngeen xool ñaata lañ leen di taxé allez-y faire dem leen ngeen xool Dantec rek moo fi def ay tarif yoo xam ne benn hôpital du ko fi def donc hôpital bu mel noonu boo ko amee da nga ko war a jàppale boo ko jàppalee askan bi nga jàppale askan bi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw waaw te loolu mooy liggéey mooy rôle am waaw bu ñu ñëwee ci wàllu prestataires yi moom day loo xam ne maanaam daf ñoo ñor daal waaw daf ñoo ñor parce que prestataires yi da ngay gis ñoo xam ne dañ fi def 15 ans ñii 20 ans nekk fi di prestataire tu xam ngeen lan mooy prestataire moo koo xam ne hôpital jëlu ko waaw day ñëw rek def ay service am dem yoonam hôpital am lu mu koy jox waaw amul benn statut amul comprendre donc ku mel noonu mu nekk ci bërëb pendant 10 ans 15 ans kenn jëlu ko muy dem ak a ñëw te nag liggéey bi yëpp ñoom la waaw liggéey bi yëpp ñoom la ñu nekk fi pendant 15 ans 10 ans jëluñu leen moo tax ñuy ñaan état bi encore une fois bu bëggee jàppale hôpital Aristide Le Dantec bëgg koo dimbali na xool prestataires yi nga xam ne ils sont diplômés mu recruter leen dans la fonction publique te mën na nekk loolu rek lañ koy ñaan ci prestataires yi nga xam ne ils ont leur diplôme nañu ci dimbali mu xool nu mu leen
recruter dans la fonction publique bu ko defee li nga xam ne moo fi nekk des ñun mën nañ ko négocier ak le directeur bu ko defee da ngay wàññi masse salariale bi li muy fay sax bu boobaa day wàññeeku parce que 543 prestataires boo ko bëggee fay bëgg ci boole le personnel non étatique bëgg ci boole prime yi bu yàggee hôpital bi day tëj masse salariale am du ko attan te nag foofu lañ toll moo tax état bi dafa war a jàppale hôpital Dantec dafa jot il est temps mu gëstu Aristide hôpital Aristide Le Dantec parce que ñi néew wax naa leen ko ñi néew doole rek fi fajo waaw ñi nga xam ne yoruñu rek fi ñëw donc je pense que prestataires yi nga xam ne ils sont diplômés am nañ seen diplôme mën nañ leen recruter fonction publique waaw li nga xam ne moo fi des ci prestataire ñu lijjanti ko ak le directeur de l'hôpital te ce test mën na nekk c'est possible waaw ñun du ñu laaj lu mënul nekk waaw ñun du ñu laaj loo xam ne mënul ne lu ñu laaj rek c'est dans le domaine du possible waaw parce que du ñu sonal nit di ko laaj loo xam ne mënul ne loolu mooy yàq ànd boo gisee lu koy yàq ngay laaj nit ki lu mënul loolu day yàq ànd voilà. bu ñu ñëwee ci wàllu Dantec nag c'est une royukaay la référence la école la waaw c'est une école waaw ñu bari fii lañ jaar bu dee ci wàllu xam-xam je pense que kenn naatam leen ko waaw am na ñoo xam ne sax fii lañ leen formé bien vrai que demuñu ci école yi ñoo gën a diplômé ñoo gën a xarañ sax ñi nga xam ne dañoo jaar école parce que fii la xam-xam bi sosoo waaw lii hôpital boo xam ne fii la xam-xam bi sosoo waaw da ngay seetaan hôpital boobu di nërmelu ah da nga koy seetaan muy nërmelu bu ñu ñëwee ci wàllu CME bi la commission médicale d'établissement maanaam commission médicale d'établissement mooy wàllu professeurs yi docteurs yi ñoom nee nañ ñoom nee nañ am na ci personnel boo xam ne ils sont pas qualifiés waaw loolu moom bu amee ci ñoom la rek waaw parce que bu ñu matoon ni ñu mat bu ñu meloon ni ñu war a mel loolu du fi am waaw loolu du fi am bu ñu meloon ni ñu war a mel ku ñuy recruter ñoom ñuy toog di xool loolu mooy seen cër defuñu ko waaw ci li ñu nekk daal mooy ay consultation privée nekk ci seen acte privé yoo xam ne c'est yoon nanguwu ko ci biir hôpital bi loolu rek lañ fi nekkee bu ñu paree jël seen xaalis dem seen yoon waaw bu ñu jógee fii di yuuxu di ñun on se connaît xamante ne li am solo daal mooy ñun ñëpp nañu ànd doon benn di xàccandoo di dóorandoo waaw parce que toll nañ ci stade boo xam ne bu ñu jógul ci hôpital bi rek ci nërmeelu la jëm te bu nërmeeloo defe naa kenn du ci génn waaw donc je pense que li am solo daal mooy nañ boole force yi ñun ñëpp ñu doon benn waaw ñu doon benn di xàccandoo di dóorandoo waaw parce que nag situation bi ñu toll ñoom am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom ñooy kilifa hôpital bi donc am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko amoon rek hôpital bi mën nañu wax ne du àgg fii mu àgg waaw mais nag tubaab olof dafa am lu mu wax dara yéexul waaw li tubaab naan il n'est jamais trop tard bu ñu ñëwee ci wàllu Covid bi waaw wàllu Covid bi ñëpp gis nañ ne hôpitaux yu bari dañoo am ay centre bien vrai que gestion Covid bi beneen débat la xam naa loolu dinañ ci ñëwaat beneen débat la mais li ñu bëgg a wax daal ci centre yi mooy ñun suñu centre hôpital Aristide Le Dantec dafa am CTE ba léegi mi ngi fonctionné CTE baa ngi fi waaw Dalal Jàmm am CTE Fann am CTE waaw centre yi ñëpp am centre waaw te dañoo gis ne centre yi bi ñu leen di jox seen li nga xam ne moom moo war a aar centre bi ci wàllu ndàmpaay dañoo gis ne Dalal Jàmm moom jox nañ ko 250 millions ñu gis ne Fann moom jox nañ ko 225 millions ñu gis ne ñun hôpital Dantec comme ñun daal ñun moom kenn faalewuñu kenn respecté wuñu ñun ñu jox ñu 50 millions 50 millions ñun lu ñuy jar 50 millions te ñun ñoo leen ëpp capacité de lii ñun li ñu amoon ci wàllu lii ñoom sax amuñu ko
donc loolu encore une fois day wane ne hôpital Aristide Le Dantec état bi respecté wu ko faale wu ko waaw loolu rek lay wane waaw comme na ma leen ko waxee rek ñun nag li olof naan mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam waaw ñun loolu ñun ñoo koy fajal suñu bopp kenn duñu ko fajal soxlawuñu kenn mu fajal ko ñun mën nañ ko faj te dinañ ko faj waaw dinañ ko faj waaw parce que ñun ñëpp dinañ ànd doon benn jàmmaarloog ñoom wan leen ne carrément hôpital Aristide Le Dantec mooy suñu bërëbu liggéeyukaay waaw te dañ koy aar waaw te dañ koy aar te dañ ko fas yéene aar waaw ñu ngi nii toog waaw syndicalistes yaa ngi nii toog donc je pense que lii day wane ne Dantec ñun ñëpp benn lañ waaw ku Dantec ñor rek di nga ànd ak ñun ñu ànd liggéey pour njariñu maladie ñun ni ñuy def nii yëpp pour maladie la mënoon nañ dem toog suñu coin comme ñëpp mais dañoo gis ne ñi fi fajoo yoruñu amuñu te xam nañ ñoom li ñuy daj moo tax ñun ñu jóg bëgg a defaraat hôpital bi ngir ñoom waaw te day bu ñu jógee lii sax dinañ ci def ay campagne de sensibilisation dem ci télé yi sensibiliser population parce que dañoo nar a paralyser l'hôpital il faut que ça soit il faut mu leer hôpital bi du ñu seetaan ñu koy liquider